jërëjëf HBK jërëjëf HBK gis nga noonu la demee ñu ngi jeexalee plateau bi ci lu émotionnel doy na Babacar Mbaye Guèye yàlla na ko yàlla xare àjjana Babacar Mbaye Guèye suufu Tuubaa gi mu tëdd yàlla na oyof toy ci kawam na ko yàlla jël jox Cheikh Abdou Khader jox bàyyam sëñ Touba mu jox yonent bi mu xare àjjana Modou wax dëgg yàlla dañuy sax déjà jaale Sénégal gi yëpp jaale le monde entier parce que Mbaye Guèye kat le tigre de Fass nekkuloon Mbaye Guèye yu Sénégal rek Mbaye Guèye yu àddina la def na plaisir à beaucoup de monde ci li mu doon yëngatu muy làmb tàggat na ci ay mbër tàggat ci ay directeur de société tàggat ci ay footballeur basket sport en général donc Mbaye Guèye kuy yaatu la woon ku mos a jàppe Mbaye Guèye bëree rek di nga ko mere waaye ginnaaw bëree ba bu génnee ci làmb ji xale bu ndaw koy diri fu ne mën nañ ko fa fanaan loo xol bu weex tal la yor xol bu set wecc macha allah yàlla bu ko cet jiitu ba melam amin Modou Mbaye amin tey ñu ñëw nga bëgg xam kooku da nga ma wax léegi nga ne ma Babacar Mbaye Guèye yàlla na ko yàlla xare aljana balaa ñoo wax ci Mbaye Guèye Babacar Guèye kan mooy Babacar Guèye mooy doomu Sénégal boo xamante ne mu nga juddoo xombol gi daal di yaroo fii ci Ndakaaru màgg fi def fi léppam def na fi service militaire jàng na fi alxuraan astafurlah ba ngeen baal ma jàng na fi alxuraan ndax ñun suñu kër daara la woon waaw ndax séeréer saafee ni bu ñu musaan ñëw Sénégal suñu kër lañ Dakar suñu kër lañ daan dal donc ay ustaas ay jàngalekatu alxuraan ay imam ñu sori ci diine ñoo fi nekkoon donc Mbaye Guèye yàlla dogal na muy mën alxuraan lool di ko sax bind te loxo càmmoñ lay binde nangam sangam ku xam diineem la tamit ku daan jëfandikoo tamit diineem la Mbaye Guèye buñ leen ne musul jàng école doo ko gëm te day làkk sax français di débrouiller te musul toog ci banc di jàng comme ñun niñ ko defee comme ni ñu ko defee nekkoon na service militaire nekkoon un coureur de fond moo tax Mbaye Guèye il était fort physiquement ku amoon condition physique la booy xool mbër yu bari yi mu daan te ñu ëpp ko sut ko condition physique la daane ak rapidité et ginnaaw bi loolu nag moom Mbaye Guèye Tigre de Fass ci biir bu mu nekkee armée ci biir tenue militaire am la daan ñëwee ci mbapat suñu ay tenue am bëree delluwaat waaw ñu bëri def armée ci la commencé mbapat ok et ñu nag li ñu gën a ràññee ci combat bu ñu gën a marqué ci moom Mbaye Guèye mooy en 1967 su ma jumlu 66 mu toll ci 21 ans ci la bëreeg le grand Robert Diouf Mohamed Ndiaye ñu ngi koy nuyu de passage ñoom ñaar def nañ carrière bu rafet bëri ñeenti yoon yaakaar naa donc si ay kóllëre ba ànd jubilé moom ak nawle mi mbokkal yëpp def carrière ñu ngi leen di nuyoo di leen ko jàlle tamit balaa ñuy dugg ci carrière bi qu'est-ce qui a fait de Mbaye Guèye un lutteur parce que nekk biir armée di ñëw di bëri si di delluwaat après en un moment il faut ñaar yooyu benn jël ci affaire bi lan moo def Mbaye Guèye mbër li def Mbaye Guèye mbër mooy boo xam nga nag booy xool sport yi am violence mu nekk boxe karaté sport yu dëgër yooyu yëpp il faut nga nekk en général nit ku ndóol pour mun ko def xam nga mosu goo gis mukk doomu président de la République wala doomu kilifa goo xamante ne dara manqué ko mu doon defi sport de violence boo demee ci boxe yi nga soog ñoom Mike Tyson nag tous ces grands monsieur là dañu nekk ñi ñoo xamante ne ay diminué lañu ils viennent du ghetto exactement te nag jamono ju Mbaye Guèye dugg ci làmb di bëri nag boobu suñu koy jur Gana Guèye dafa làqu en 1964 ou 65 moom booy xool 66 67 la bëri Robert donc moom bu mu génnee armée bi rek daj dugg ci mbapat doon daan ñoo xamante ne nag ay ndaanaanu bërikat lañ moom mu doon xale bu ndaw noonu la mbëri génne toujours ay ñoom Moussa Mbourou di mu doon daje ak ñoom ak xam nga ay mbëri yu bari yoo xamante ne xëy na mën naa bañ a lim seen tur et après nag ci la dugg ci arène bi nag arène nag boo ko duggee moom mooy dugg nga fi nga xamante ne moom mooy arène commencé nag yëngatu di bëri ci arène bi ba tey dinañ dugg ci arène bi mais nga ni Mbaye Guèye ginnaaw bi seen waajur génnee àdduna ci la dugg ci làmb kon responsabilité moo ko dugaloon ci làmb exactement ndax moom en fait booy xool ñun moo doon taaw moom mooy taaw te yàlla dogal aussi suñu famille yëpp suñu caat jigéen la mooy ku topp ci man boo xoolee nag ñun macha allah c'est une famille de 9 personnes lañu 9 yu bokk ndey ak baay macha allah moom mu doon taaw bi amuñu benn jigéen moom nag moo daan rootee moo daan dem marché moo daan fóota yëpp moo ko daan def
waaw da ci daan xeex sax. ñu koy wax ay ñu koy wutal ay turu jigéen. waaw yu mel noonu xam nga boo demee robinet di root bu njëkk robinet yi amoon da ngay ñëw dékk pan di root bu ko fay jigéen wax la dara mbaa góor wax la dara. nga bëgg a jëfandikoo ak moom. waaye nag yooyu mu doon daj nag ci coono ba bëgg a uuf famille bi nag moom mooy uuf ñu mbokkal ndey baay. uuf ay nijaayam ak yumpaañam ak ay doomu nijaayam ci benn kër. ndax tamit ñun suñu yaay suñu waajur Sata Ndiaye na ko yàlla yërëm. ab bool la lambaay la. ku ne xam na ne muy suñu mbokk séeréer yi muy suñu mbokk bool yi bu ñu musaan nawet ba nawet jeex. dañuy ñëw noor si fii. ba déwén ñu doog a delluwaat. donc Mbaye Guèye tamit uufoon ñëpp di bëre di dundal njabootam di ñu dundal ñun ñii. man tey jii man xaw ma sama papa. waaw mënuma bu dul photo xamuma ko. ok waaw donc ñun moom la ñu xam. donc place su Baye la taxawoon. taxaw ba place su mag. donc dañuy wadd di ñu dundal. dañuy dundal dañuy wadd ba ñu jël métier bi. macha allah di def li ko war. wax dëgg yàlla. et ba ñu jël métier bi. balaa ngeen di jël métier bi ba tey léegi Mbaye Guèye dugg na ci làmb ndax responsabilité. bi mu duggee ci biir làmb début wam ci làmb comment ça a été ak naka la fexe ba reñee ci làmb. waaw xam nga nag moom dafa amoon lu ñu naan dafa amoon détermination. dafa amoon ngëm-ngëm. te nag dafa mel ni man damay toog sax na Mbaye Guèye yàlla da ko tracé rek pour mu dem bëri ji. parce que man ni ma doon gisee préparation Mbaye Guèye man ñëwee xalaatuma ko woon donc différence bu ngand moo am sama diggante ak Mbaye Guèye ci pasteefu combat. waaw ak ñemee sonn ci combat ak bañ defet Mbaye Guèye daanu rek àddina bu tukki la pour moom. te il est très sportif su daanoo dina génn dina ree mais dina tëju néegam une semaine bañ ko génn ba ni muy doog a reprendre. donc nag moom lu mu mënoon. ak lu mu mënoon ak lu mu xam ak lu mu xamul victoire moo ko gënoon sax koppari gars yi di wut. ndeysaan. wax dëgg yàlla parce que bu ñu nee Mbaye Guèye cachet yi mu doon fayee ko ci ay temps moom mun nañ ko misaal ci tey jii une valeur de 50 ak 100 millions yi ñu wax parce que bi ñu wax 1 million. waaw ca Mbaye Guèye ci jamono boobu jamono 1 million tey 100 millions yi représenté. ci valeur bi nga xamante ne mën nañu ko mën a estimer. mais Mbaye Guèye mosul bëgg dara ci làmbam lu dul daan rek donc moom mbër kese la woon tout court. nekk nit nag ku doon sonn ci yenn sportif yi ku mu mës a àndal aussi day bëgg nga réussir ko moom ci làmb. qu'est-ce qui a fait que Mbaye Guèye ñëw ci làmb ñëpp bëgg ko. lan moo loolu lan la. xam nga ne Mbaye Guèye bi ñëw ci làmb dafa nekkoon un jeune lutteur. waaw. Dakar amuloon mbër. wala bu amul mbër it nañu bëggoon taxawaay mbëru Dakar ya melu ni woon. waaw mu dugg see nag commencé évoluer topp ci ginnaaw ñoom Maam Gorgui Ndiaye ñu ngi koy nuyu de passage. topp ci ginnaaw ñoom Faga Diaw. ñoom Papa Touré ñoom tamit ñenn ñi wàññeeku nañu ñenn ñi ngi fi. ñoo ngi di ko tàggat mu ànd ak ñoom. leen tarbi yu nekk seen taalibe booy xool sax respect bi nga xamante ne moom la Mbaye Guèye joxoon xaaj Maam Gorgui Ndiaye. dafa mel ni sa papa ak doom. wax dëgg yàlla ñoom Maam Gorgui Ndiaye tamit di ko tette ànd ak moom ba mu mat li mu doon. ba mu ñëwee nag fugg bi mu indi allure bi mu indi ak li mu créé ci biir làmb man dama ne Mbaye Guèye dafa révolutionner la lutte. mooy le premier lutteur bi njëkk a indi sponsor ci làmb ay mbër di sol ay blouson la ñëw ci làmb di bëre ci Mbaye Guèye la njëkk a ñëwee. ci ban sponsor. sponsor boobu nag autant. sponsoru cigarette la woon. ok waaw cigarette nag moom vraiment. ok waa jarul wax nekk loo xamante ne dañ koy publicité ci bi tax nit ñi dañoo bëgg ñëpp bàyyi ko. donc et après ci la couvrir écurie Fass. macha allah ci la mbiru Fass yëpp commencé woon di am possibilité am salle d' entraînement. yi nga xamante ne mooy salle d'entraînement yi nga xam ne dafa xew léegi. yu moderne yi. au temps de Labéry. au temps de Labéry man ci laa profité doon am chance su commencé la musculation. ok donc tout képp ku nekkoon écurie Fass rek toppoon ci ginnaaw Mbaye Guèye rek amoon nga chance privilège boobu dem di entraîner ak ay moniteurs. def la musculation. ok et Eva. mu découvrir loolu leen beneen affaire ci sport. boo xamante ne dafa xamu leen ko woon amutoon. mbër daawul sol blouson. mbër daawul sol training. mbër ay plastique ñu daan sol ay carax. ay sabadoor ñëw tuus. modernité bi ñu tey dañ ko tàmme ci ay Moustapha Guèye ay Tyson mais c'était bien avant Mbaye Guèye. boobu temps télévision bariwul. rajo bariwul. waaw exactement. amul woon rajo amul woon télévision bu bari. kañ lañ tuddee Mbaye Guèye Tigre. Mbaye Guèye Tigre de Fass. et ki ko tuddee woon maa ngi fàttali turam mais pourtant wax na ko waxati ko nag xanaa ne El Hadj Momar Ndiaye mi ngeen baal ma mu nuyoo. waaw mu nuyu plateau bi Hadj Bekaay Mbaye. mu nuyu la yow Bekaay Mbaye le présentateur de l' émission L'Oeil du Tigre. nuyu sama grand frère boobu toog foofu Mansour Madiama Diop ñu ngi dégg li muy wax.
et nuyu Alaaji Papa Dieng mi nga xamante ne àndandoo Mbaye Guèye la boo xamante ne ñu dañoo judd woon rek gis leen ñuy ànd mu bëgg sañse lool mu ne sol costume lool ba ñaan Mbaye Guèye tubaab yi muy àndal dañuy yàq lambam fekk ñoom ñooy defal lambam di nuyu sama grand frère spécial boobu nga xamante ne mooy Alaaji Momar Ndiaye Kaaba nga xamante ne Mbaye Guèye ko jël Mbaye Guèye ma jël man ne ma kii laa lay dénk mooy Momar Ndiaye mooy sa parrain lu mu la def loo def ko lu mu la bàyyi def bàyyi loo bàyyi ko ci la nekk ak man nag nëga nii moom Momar Ndiaye mii ba ma tabax kër gi mu dëkk nii ginnaaw yàlla moom ndeysaan ndax bu leen fàtte ne mbër dina bëri di am xéwal du ko jëfandikoo di def li mu war a def ba carrière am jeex maasubhanallah rëccul kenn nag waaye moom mi bokk na ci fi ma toog nii ñu fex tey jii bu dee sax la mbaa tiitër ma koy tiitaroo billaahi wallaahi taala ginnaaw yàlla ak jëm yooyu gi toog mooy El Hadj Momar Ndiaye du loolu rek nag moom nag Mbaye Guèye ko buggal boppam ginnaaw bu mu bëggee Mbaye Guèye nekk un jeune étudiant di fréquenter Mbaye Guèye mujj gi xam nga Mbaye Guèye bu demee ba ne Momar Ndiaye maay sa mag waaye def naa la suma kilifa loolu du caaxaan loolu gisuma ko Mbaye Guèye wax ci àdduna donc ñu ngi koy nuyu moom tam Momar Ndiaye boobu ak njabootam ak képp koo xamante ne vraiment mos na lëkkaloo ak Mbaye Guèye fu ñu nekkoon ma dellusiwaat tigre ba tigre bi lañ nekkoon tigre bi xanaa dama koy mujj bàyyeeg xaaj bekaay moom dina ko xam journaliste ba ko waxoon yaakaar naa mu ngi ko waxoon ci combat Mbaye Guèye ak Sa Ndiambour xanaa dafa metti woon kay boobu jeune lutteur la Mbaye Guèye Sa Ndiambour loxoom yi sàpp lool mu doon un vrai bagarreur macha allah. ku magoon ci làmb ci ñoom ñaar. non Sa Ndiambour ko magoon nag. aslëf Sa Ndiambour diggante ay génération Mbaye Guèye li nekk ak Mame Gorgui Ndiaye. Mbaye Guèye doon yéeg. Mbaye Guèye doon yéeg. Sa Ndiambour nekkoon mbër moo xamante ne kenn ñi mutu bëre ak moom nag. tey sax ndeysaan El Hadj Papa Dieng mi ngi nettali démb ci dëj bi ne moom dafa ànd ak Mbaye Guèye ci oto. maa ngi El Hadj Papa Dieng maa lay siif de waaye comme que am nga ci Mbaye Guèye bibliothèque ma jël ci loolu rek moom loolu maa ngi ko doon dégg démb. Alaaji Damba yàlla na ko yàlla yërëm yoroon Mbaye Guèye di ko engagé. Alaaji Damba ne ko Sa Ndiambour mi ngay jox avance ba pare ne ko Sa Ndiambour mi ngay bëreel foog ñu dem ci diw sàngam mu téye loxo ya. Mbaye Guèye jomb naa téye loxo mbëru muy bëreel. mu ne papa Alaaji Papa Dieng Alaaji Damba li mu wax nii jaxal na ma man de wallaahi azim rus naa di bëreeg mbër di téye ci moom benn cër pour am ci moom ndam. danaa ñaanlu nag pour am ndam du ma téye loxo du ma téye tànk du ma jaxase xel. waaw waaye nag combat boobu nag boo gisee c'était très dur. xam nga ku ñu ubbi sa arcade. ñu xelleeku. ngay naaj boobu temps jamono médecin amul. doon jamono jii combat day perte combat bi moom. ndax dañuy arrêté léegi c'est parce que sa arcade ubbeeku na. jox victoire bi adversaire mu lànk loolu. médecin bi sax lànkoon na waaye bu njëkk médecin dana lànk mbër nangu mu nangu nag daal di continuer bëri am ca ndam. ñu tuddee ko le tigre de Fass. donc mu continué nekk ci lancé boobu. ndax mbër nag bala ngay doon tur yaa ngi may laaj. kan mooy Mbaye Guèye li mu def ci làmb. waaw mais début bi lu mu def ci làmb. ci combat boobu rek ubbil na ko bunt. daf ngeen rappelé peut-être le cas de Eumeu Sène. dañuy cité ne Eumeu Sène. combat bi mu bëri Gris Bordeaux lool. jox na ko tur boo xamante ne bëri na ba àgg fa. àggu fa bëriwaat dolliwaat na sax bëri ba nekk roi des arènes. te taxul mu am boobu combat. donc bis bu nekk rek dafay lancé mbër. dëgg la dañu ubbi arcade mu yëkkati pël bi dem daan boobu mu daan moo ko lancé ba mu mel ni Mbaye Guèye Tigre de Fass. te ñu ngi ñaan aussi yéen Mbaye Guèye Tigre de Fass ñëwaat. te sax du jógee écurie Fass. jógee ci làmb rek. ndax icône star référence. bu defee dara moom ko da ko def bàyyi ko fa pour ay nit ñëw defaat lu raw loola. yenn saa yi nga dégg mbir daan ñuy ba jël ba diw daawoon diw boobu la ko daan. day am ci ñun ñëpp. donc suñu jeunesse su réew mi ñiy bëre dañuy di ñaanal. ñu sut carrière Mbaye Guèye Tigre de Fass sut carrière Mbaye Guèye Tigre de Fass ak a jafe. ay nombre ko mbaam. ak obstacle yi mu jàll. loolu ñun mënuñu ko jàll. bu ñu musaan wax Mbaye Guèye Tafa Guèye ku dàq bëree. waaw moom dana moom sax moo naan moom ma dàq bëree. waaye man maa ko ëpp fit ok d'accord oui. ñun ñaar bokkuñu moom mbër la woon man bërikat laa woon. ok lu ko ñu fi jaraloon ci yu bari man jaxalul ma koon man moo tax dama lay sant yàlla alhamdulilah bi alamin yéex naa xam sëriñ. billahi walaay taalaay bëree naa ba dégg daal yi te musuma dem toog ci keppaaru sëriñ nii ma ñaanal man dama naan toog di entraîner rek butéel yi di ñëw gàllaay gi di ñëw ñoom ñoo doon gérer lépp moom ak Moussa ñi ngi rakam yooyu te Moussa ñi ngi boobu tam moom moo ko tàggat moom Mbaye Guèye quand on parle de Moussa ñi ngi Mbaye Guèye ko tàggat ci diggante nawetaan mu leen di encadré ba Moussa ñi ngi ànd ak moom ba xam yi moo ko def ànd ak moom nag xëy na après doublé ji ko mais man dama naan toog Mbaye Guèye jaar gauche astafurlah Mbaye Guèye jaar gauche Moussa ñu ngi jaar droite lu ñu may jël nag ma sangoo lu may jël ma naan lu muy ma takk des fois sax dañ daan indi ba mujj bi carrière di mujj jeex waaw dañuy indi ba indi yoo xamante ne damay toog ne non sur 100 bouteilles ma tànn ki set ne yii laa yóbbu làmb ja ñu wax ma defanteeg ñoom kii ba ñu arrangé wu à ce que dem parce que man dama mujj di contre dem ci làmb di yóbbu addunay bouteille di ko sottee koo jëm suba
parce que ñoo ma ko tàmbaloon ci butéel yu ndaw ak ay takk fas yu ndaw ak ay téere yu ndaw ndawaan ma ne ci bu doon champion nag yi fi gën a yokk parce que làmb tam boo ki nekkee Modou Mbaye chaque jour ngay dem rek chaque combat benn sëriñ dina yokk waaw boo defee 20 combats boo defee 50 combats anyway da ngay dem ba am ay centaine de sëriñ moo tax mbër yenn saa yi ñuy juum sëriñ dafa war a sëriñ bii dafa dem ba amatul jotu dem ca kooka ndax bari nañu dëgg la macha allah vraiment dëgg la bari nañu papa Père Mbaye Gueye dafa marqué biir carrière am mais aussi dafa marqué après carrière am parce que ñun après carrière am lañ ko xam après carrière am la ñuy gis Mbaye Gueye mais li ñuy gis dañ koy gis mu taxaw ci ginnaaw écurie bi saa bu écurie bi di bëre moom mooy ñëw mooy diriger après Mbaye Gueye dafa mel dafa jàngal xale yi après carrière lan lañ war a delloo làmb macha allah loolu mooy nit ki war a mujj puso mu réer bu ñu nee Mbaye Gueye Tigre de Fass ñëpp dañ ko identifier ci écurie de Fass donc écurie de Fass boobu nag moom ko bañ defet la daf koy couver di ko téye ba dernière minute ku nekk xam na ne Mbaye Gueye am na ay moment du sax wér Gris Bordeaux di bëre mu ñëw ak sooxam ak feebaram toog ba mujj gi ay mbokk Gris Bordeaux ay yaayam ñoo sax ñooy ñëw fii di jéggul di ñaan Mbaye Gueye pour mu toog bañ a duggate ci ndax vraiment dis na si ñoom waaye musuñu ko mun tere tant que combat amul ba mu jóg def ci li mu wax def yëpp moo koy sax mettre à l'aise mu jóg demoon kii de moo koy dundal ndax xamul dul bëre donc nañ ko bàyyi mu def li muy def rek lu ci xew ëllëg ñu xam ne noonu la macha allah képp ku ma sa topp ci ginnaawam du ma ko lim du ma fi jógee may lim di lim ñoom Alaaji Birahim Ndiaye ñoom Mbita Ndiaye ñoom Mor Nguer ñoom Tubaabu Joor ñoom Sadio Camara ñoom Ndiaw Dioum élément yooyu tamit dañ nekkoon ci ginnaaw Mbaye Gueye pare Mbaye Gueye gënal leen seen bakkan ñoo ñëw fa Mbaye Gueye képp mu si ñëw écurie Fass nekk fa di bëri rek da nga koo gis muy bëri nga bëgg ko faa ko ñëw ba ne ko da katam nekk ci moom nekk ak moom ba sa carrière jeex mbaa ba carrière am jeex wax dëgg yàlla ndey gi seex la ku daan boot ñëpp ku daan fal ñëpp Mansour Diop mii toog tey jii yi muy expliqué noonu lu ma mën a expliqué la waaw Mbaye Gueye dafa mu mës wax ne ma Ndiaga Diop mii di doomu Papa Diop ñun ci mbapat lañ nekkoon di ma limal ñi mu àndaloon moom ak Papa Diop ba Papa Kan ak Boy Ndiaga dañoo dem bëri ji mbapat ba mu tas lañ jëlee ci xaalis ci mbapat ba lañ jàdde daral jënd xar ñoo tudd Ndiaga Diop mii di Papa Diop demuñu ba ñoom ñaar seen diggante ñu def ñaari combat waaw yàlla na kenn du daan ci yéen ñaar waaw mu dem ba seen ñaar rakk Mansour Diop mii toog ak Papa Gueye def ñaari combat kenn daanul sa morom per waxaatal li nga waxoon nga ne dama ne Mbaye Gueye ak Papa Diop waaw dañoo ànd nekk ay xarit Mbaye Gueye carrière bi ci ëpp Pikine la ko defee waaw déggoo Mbaye Gueye naan Falaye Balde moom sama formateur waaw moom la gis bëgg ko muy bëre muy toog buntu këram di ànd ak moom ba doon mbër waaw mbër foo nga gis koo bëgg pour doon mbër waaw moom Falaye Balde toujours lay signé lay cité référence waaw ku ne Falaye Balde boo duggee Pikine di nga ne Papa Diop di nga ne mbër yi fa nekkoon Papa Diop nag ay xarit la ñu woon doon ànd ay bapat waaw doon dajante mu ngi nag làmb day dox ba bu ngeen diggee ci làmb waaw ñu bëre war leen ngeen bëre bokku leen écrit waaw bokku leen dara da ngeen di bëre ñu bëre ko mu rafet nag premier combat match nul à l'avantage de Papa Diop deuxième combat encore match nul mu nekk un peu 70% à l'avantage de Mbaye Gueye ok boobu temps nag seen carrière ñoom yaa sax daanaka jeex na waaw mais ki diggante boobu nag mais Mansour Diop bëri na fa Papa Diop te yaakaar naa Mansour Diop Papa Diop moo jiitu Papa Gueye waaw waaw Papa Diop bëreeg Mbaye Gueye ñu ne Mbaye Mansour Diop Papa Gueye ñu bëree bëri metti bi man Diop tawoo def ko ñaari yoon ñoom ñaar kon bokk ñaari njóobeen yooyu ak ñaari ngéyeen yooyu ku ci nekk bokk ak sa morom nangam ak sangam bëri nañ ci biir carrière lamb rafet lool tey ñu dellu siwaat Mansour Diop mii ak Papa Diop Papa Gueye demee Italie Mansour Diop bu ko dalal ñu fanaan di yendu ñu ngi ko tàng xol bi nga dugal sa néeg bi nii di ngeen xuloo Mansour Diop béykat Papa Gueye ne ko yow mii yaa tàng xol man tàngu ma xol ba léegi ñoo nekk c'est une famille man tamit yàlla dogal Papa Diop moomu yàlla ko yàlla may tànn ak wér ma nga fële ci ay doomam ñu koy tàggat di ko faj pour mu jël si waat suñu biir ndax ñoom ñu ngi jëm si mag Papa Diop boobu man moom laa ma sa bëgg sama xol ci mbër muy bëre mooy sa mbër bu daan bëree ak Mbaye Gueye waaw ndongo Gueye ndeysaan da ko yàlla yoroon mbokk Mbaye Gueye la mooy doon ak bagage mystique dama ma génnal kër gi may daal dañu mën a dàq sama yaay naan bàyyi leen sama doom yoonam ne seen yoonam nekkul ci yi ndax moom laa bëgg moom laa gis muy bëre mu neex ma ndeysaan ku ci mun dara te Mbaye Gueye laa bokkal ndey bàyyi ku ci mun leen daal loolu day am di lu leer kay moo Pape Diop tam dellu si ma njukkal boobu ba su ma daan bëree tamit dama daan sotle ndeysaan lamb sot dafa ci bëri dafa ci àgg bis mu ne mbër mer sikki beneen moroomu tonton mbaa nijaayam bu ànd ak beneen mbër fekk loolu dafa yàgg ci lamb mais suxloog sot Pikine Fass derby bi li muy rëy ci combat yi ci mettit bi xaritoo bee ko gën a garaaw macha allah waaw ci seen biir quoi yéen kay ndax bëri bi xam nga tamit jamono la bëri bu su guddee bu guddi léegi sax lañ koy bëgg nangam mi mais su jeexee day jeex mbër yi naan bëri xëy àndandoo ngénte àndandoo ay takk
defandoo yëpp ba léegi mi ngi am sax naam bëre bi moom bëre la bu jeexee jeex na ndax yëpp day jeex tey Ibou Ndafa nettali na ko ci fee nee na ku ma waxoon ku leen waxoon ne Ibou Ndafa dina toog fii téye micro di wax jëm ci Moustapha Gueye mbaa Mbaye Gueye doo ko gëm ndax rivalité bi amoon def na ñaata combat Ibou Ndafa ñaar ba ci ñetti combat ak ñeneen mais su jeexee dafay jeex moo tax ñu war di ko rafetal saa su nekk rek waaw ci li nga xamante ne mooy carrière bi ndax bu jeexee di ngeen dellusiwaat toogaat di bokk seen association ak di bokk seen yëf. macha allah loolu am na solo papa xam naa dañuy tàggatoo ak gaañ ndax li ñu war a waxtaanee yëpp rek. xam naa ne xajul fii di nga ma ko may ma ñëw ñu toog ñu yaatal on va bien parler du Tigre de Fass Mbaye Gueye. macha allah lan ngay wax waa Sénégal lan nga leen di tàggatoo. li may wax waa Sénégal dañ ko tàggatoo mooy damay njëkk rek xam naa am naa ci yu bëri yu moo mën a war a mën a wax. mais am na jëmm gi toog foofu di El Hadj Mamadou Ndiaye. mën na ko waxal mën na ko wax à ma place. te xelam la mat na ko. xalaatam man na ko te bu ko waxee kenn du ko weddi dama bëggoon na rek nuyoo di ziare sëñ Moustapha Abdou Khadre mi nga xamante ne moo nekkoon wasila Mbaye Gueye dañ ñoo dalal Mbaye Gueye am lu rëy ci biir Touba googu Touba lu mu fa am moom mooy lan sëñ Moustapha Abdou Khadre bañ ko annoncé décès bi dafa jóg taxaw waajal boppam ñu ñëw vite fait ñu sang defar mu ne nañ ma nga tegal bërëb sàngam ma ñëw mu tegal bërëb sàngam mu ñëw mu ànd ak xalifa sëñ Abdou Khadre di sëñ Cheikh di xalifaam ñëw woo sëñ Fallou imam mi nga xamante ne mooy sëñ Fallou Abdou Khadre imam moo ko jullee moo ko jiitee moo ko jullee sëñ Fallou moom imam moom bi muy jiite si Mbaye Gueye fekk na ay nit ñu bari nekk fa ñu war leen a jullee ñooy ñëpp ne duñ nangu kenn du leen jullee dañu xaar sëñ Moustapha sëñ Fallou imam bu Abdou Khadre donc bi ñu jullee Mbaye Gueye ñu ngi ko jullee ci devant yeneen ñaar ba ñetteeli nit mu taxaw jullee leen loolu dafa fort ñu ànd ak Mbaye Gueye ba fañ koy denc dama mu gëj naa gis lu mel noonu sëñ Cheikh mi nga xamante ne mooy xalifa sëñ Abdou Khadre ànd ak rakkam di sëñ Moustapha Abdou Khadre mi nga xamante ne ci moom la Mbaye Gueye jokkoo ñu sukk seen ñaari om ci suuf di dugal Mbaye Gueye ci biir bàmmeelam macha allah toog di ko ñaanal muy taw ci biir taw bi macha allah loolu moom dafa fort macha allah dafa dégg suñu famille donc sëñ Moustapha yow ak sa njaboot gépp macha allah waa njabootu Mbaye Gueye ñu ngi leen di sant di leen gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak say mag ak say rak yàlla yokk sa martaba kóllëre bi nga woon Mbaye Gueye nag ñun jàpp nañ ko téye nañ ko fépp fu Mbaye Gueye taxawoon war fa def ak yow bu Mbaye Gueye daan ñëw ci gàmmu sëñ Abdou Khadre yi ci anniversaire sëñ Abdou Khadre yi ci màggal Touba yi ñun danañ ko remplacer dañ fa ñëw ba ngeen xam ne Mbaye Gueye njabootam mi ngi nii kóllëre gu mu fas woon ñun ak ñun ngeen koy delloo di ko fasante ak yéen damay tëj aussi ci gërëm bu baax a baax sant soxna si nga xamante ne moom la Mbaye Gueye denc muy Adja Gueye di soxnaam seen taaw ñu tudd ko seen Moustapha Abdou Khadre mii ndeysaan sonn na ci te diggante at yi maganteeg Mbaye Gueye kenn mënu koo compter war na mu nekk way juróom mu denc ko denc bu rafet téye ko téye bu rafet man maa dem forcé ko nangu ko ci loxoom indi ko sama kër te teewul fu chaque dimanche mu ñëw fekk si ko di ki sonn ba mu dem nit nag am na jëkkër mu mën mu nekk ak moom mënatul yëpp jeex mu taxaw di mooy woon ko ginnaaw waaye moom deful loolu donc Adja njabootu Mbaye Gueye yëpp ñu ngi lay delloo njukkal di la gërëm di la sant gis coono bi nga nekk ci seen mag ñu ngi lay ñaan yàlla njaboot gi la Mbaye Gueye bàyyil ak ñeneen njabootu Mbaye Gueye yi ñu fi bàyyi yëpp yàlla teg leen loxo ba leen gudd fan ak wéy gërëm ba ñu dem ba lépp leen naqar woon neex leen xaaj bi mu mënatuma gërëm neneen nag gërëm Sénégal gi yëpp commencé ko ci le président de la République ñiy politique assemblée nationale institution yi këru diine yi association yi le CNG de lutte fédération football basket ndax Mbaye Gueye ko doon sonn ci basket la doon sonn ci football ak lépp luy discipline sportive waa Fass ga mu dëkk doon seen chef de quartier ñu leen di gërëm di leen sant gis nañ seen taxawaay Sénégal dañ gis seen taxawaay seen àdduna ak ñi ko jàppale nag ci biir feebar bi bari nañu mënuma leen lim waaye Mor Ndiaye yi foofu toog mën nañu ko mottalil Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di delluwaat di ñaan Mbaye Gueye le Tigre de Fass yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin daw si amiin asalaamaaleykum waaleykum salaam rahmatulahi taala jërëjëf HBK gis nga noonu la demee ñu ngi jeexalee plateau bi ci lu émotionnel doy na